téléspectateurs yi waxtu bi jot na waxtu bi ñu leen di jukkilee li xew ci biir internet bi muy seen émission bi nga xamante ne gis nañ ni yéen a ngi koy safoo yéen suñu mbokk internet yi yéen téléspectateurs yu télévision Futur Média surtout saa su 13h30 jotee gis nañ ni ngeen ni teew lool ñi jóg ngir wan leen actualité yeeg information yi mais surtout sensibiliser leen ci lii xew ci biir internet bi ànd ceeg Merry Beye Diouf Merry maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Mamadou Ndiaye di delloo nuyoo bi nga xamante ne nii ñëpp ñi mooy téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy faral di ñu seetaan à partir de 13h30 comme ni nga ko waxee pour xam lépp li nga xamante ne moo xew ci biir internet bi tey nag indi nañ leen ay cas yu bëri mais li ñu leen gën a indil mooy suivi de cas Mamadou. bari na ci ay actualités yoo xam ne dañ koy partagé fii ngeen joxe ci seen xalaat mais surtout luy xew ci biir internet bi la démb wala ci week-end bi ba léegi gis nañ benn vidéo bi nga xamante ni sénégalais yëpp ñu ngi ko doon partagé muy vidéo benn ndaw si nga xam dañu jàppoon ni wala ñi ko jàpp dañu yaakaaroon ni da doon def lu ñaaw wala da doon sàcc. vidéo yooyu nag daal di ñëpp daal di koy partagé te chaque jour wax nañ leen ko fii ci émission bi dañu leen di sensibiliser ngeen bañ di partagé lu ne ci biir réseaux sociaux yi loolu nag jur na démb wax nañ ci ay information jur na ci lu ne caw lu jóg ci ba tey presse bi indi na ci ay actualité wala ay xibaar yi nga xam ni dina leen soxal yéen suñu mbokk internet yi mais surtout yéen téléspectateurs yu télévision Futur Média. effectivement Mamadou tey bi ñu xëyee daanaka presque site internet yëpp moom la ñu xëyee lii di affaire cas boobu nga xamante ne moo di jigéen boobu ñu jàppoon ci benn kër fële ca Sacré-Cœur ay xale yu góor daal di ko takk li ñuy naan ligoté daal di ko lambaatu di def yëf yu ñaaw ci moom donc tey dañu indi woon ay éclaircissement li nga xamante ne Seneweb xëyee na ko nee na ne jàpp nañu ñi nga xamante ne ñoom ñoo def loolu ñaari ñaawteef yooyu mu di ñaari xale yu góor kenn ki mi ngi tudd Ibou T keneen ki tudd Babacar N ñoom nee nañu nag ñoom ils sont passés aux aveux maanaam daal di nañu bi ñu leen jàppee gendarmerie wax nañ exactement lan la ñu def ak li xew ci site internet boobu tamit mi ngi ñuy xamal ne que ni kii di pap xale bu jigéen bi daal dina wax lan la exactement ndax xale bi àndul ak sagoom te nee nañ que ne ci famille bu baax la jógee bac+5 décroché son diplôme supérieur au prestigieux centre africain d'études en gestion ñu ne nag jour boobu xelam nekk woon ak moom dafa duggoon rek ci benn boutique di daal di jënd faf loolu dal ko fa mu am crise ñooñu jàpp ko daal di ko dugal ci biir kër gi Mouhamed. dégg nañ information yooyu tey ci suba suñu nattaango yu RFM yi joxe ko daal di interroger ki nga xamante ne mooy waajur bu góor bu ñu jàpp ni xale bu jigéen boobu nee na wax na explication yi nga xam ne joxe na ko mu di dafa ñëwoon ngir defar ci téléphone portable am loolu nag ci lépp ci li mu jógee moo di image yi nga xam ni partagé noonu dañ ko ci réseaux sociaux yi ñu ci bari ñaawlu ko ñu ci mel ni waa ONG Jamra ak kii nga xamante ni moo ko jiite di Mame Makhtar Gueye moom sax d'ailleurs la ñu jéem a jot ci Skype bi comme ni ñu koy defee saa su nekk ñu ñëw gindi leen wan leen ay xibaar mais surtout di leen jox ñi nga xamante ni ñoom ci toujours bu benn fee amee ñoom ci boppam di leen ci jox ay jéego yi nga xamante ni chaque jour da leen di jariñ yéen téléspectateurs mais surtout yéen ñi nekk ci internet bi di ñu suivre ci Facebook Twitter wala Instagram bu télévision Futur Média wala bu groupe Futur Média gis nañ réaction yi en live gis nañ ni ngeen di partagé wala ni ngeen solo bi ngeen jox émission bi mu nekk lu am solo li nga xamante ne chaque jour duñ ci jóg mooy suñu li nga xamante ne moo ñu soxal ñun waa télévision Futur Média seeni programme seeni mbégte mu nekk ñun suñu mbégte aussi di wax ni dañuy jéem a jot ki nga xamante ne mooy Mame Makhtar Gueye Mame Makhtar Gueye ñu ngi lay nuyu. waa kay maa ngi leen di fay sëñ Mouhamed. di sóoraale si bitim soxna Mami. te bañ a fàtte seen mboolem téléspectateurs yi. di ñaan rek laaj ak tontu bi ñu fas yéene seq yàlla def ñu mën ci jëlee njëriñ incha allah. voilà jërëjëf laaj bu njëkk mooy coowal vidéo bi nga xam ne gis nañ ni ñëpp a ngi koy partagé yéen ngeen njëkk a def benn communiqué bind ci réseaux sociaux yi d'abord ngir ñaawlu li nga xamante ni mooy ñenn ci sénégalais yi dañ koy def parfois yu fee yi amee mooy partagé yenn vidéo yi ba fexe ngeen ci def ngeen ci ay jéego ba ñu jàpp ñi nga xamante ni ñu jàpp ni ñoom ñoo def jéye bi mën nañ ko tuddee noonu.
waaw ñun tëbuñu rek dugg ci mbir mi. ndax Kocc Barma dafa wax ni nit ki boo ko bëggee dimbali donc laaj naka la bëggee nga dimbali. moo tax jéego bi ma njëkk a def dama fab suma téléphone ko ak fay jur bu xale bi. ñu waxtaan bu daw yaram. dogal na ci laa seetlu ne baayam te mu ngi ñuy dégg. kon ci kilifa yi nga xam ne bi ñu daan ànd ak ñoo am safa bi def ne sensibilisation contre les maladies sexuellement transmissibles bàyyi na bopp la daal kon daanaka moo feeñoo ay rëbbaay la rek wax daal pour revenir mooy yàlla dafa dogal xale bi nattoo rek te li mu ko dalee moom dalee ku ne ndax dafa bokk ci famille kenn su dégg ci ay coow moom itam ku am jom la ndax góor am bat ku am jom la ndax góorlu na ba nga xam ne lu jafe la le centre d'études supérieures en gestion ñu xamee ko ci CESAC ba ko yàlla dimbalee formation jot ay diplôme am na ñeenti weer ci ginnaaw ci dégg ne fonction publique mu lancé benn mu daal di tenter chance daal di jàll public daal di ko recruter daal di ko affecté ci benn demam ak baat bu baax en tant que cadre administratif noonu la daan def toppatoo liggéeyam jotu la kenn alors dala dafa dogal ak fii muy liggéey di Dakar ko dafa xawas nekk daal ngay jéem a xool mooy def ba daal gabante bi alors mu def lu benn appart alors foofu lay nekk ci par week-end alors def na ñett naaw biñ ko mu daal doon xëy bés daal di nekk dafa nekk en avance par rapport à waaw mu ne nag heure en avance vraiment dem à côté rek def ay jënd ay sew daal di def fekk magasin buy jaay prêt à porter fait mu daal yi muy jël jékki rek fa la ko feebar ba te àndul ak kenn daal di jël marché kër bi nekkoon nag nga am ameel mu ne la xam nga dèjà jaay ko dox nit ñëw ay yooyu dafa ne wala correctement nekk buy xelam dina xam ne ñu lo ba bokk say na sax waaye dara daal di jàppanteeg moom waaye yàgga daal di génn ci bitig bi ndax pour dem ci gës jaaykat bu bitig daal di ko doublé jiitu ko ci daal di wax waa boutique as ndaw bu jëm ci yëpp leen ko at parce que sàcc ci man la ci ndaw si daal di tam attaqué ko histoire te am fa yore boutique ba daf génn en face boutique ab wàccaay na daral jaay daal di génn foofu sàccee doon jaay xar yëpp màbb si daw ñu jàpp ndaw si teeku teew ko comme xam jaarale ko ci butte ba kim ko yóbbu ko ci arrière kër ci karo loolu nag la biir waaw monsieur Guèye waaw sa connexion bi mooy xaw a dagg tuuti rek ba li ngay wax am na solo lool ba mënuñu koo dégg bu baax a baax mais juste dañ bëggoon nga ñëwoon ñu vraiment ci sensibilisation beeg ak ñi nga xamante ni nit ñi ñoom la ñuy gaawtoo bu ñu filmer nit rek daal di koy partager ci internet bi te loolu gis nañ ni yéen waa Jamra à chaque fois ban liggéey ngeen ciy gën a taxaw gis nañ ni à chaque fois bu yenn fee yi amee nag di ngeen jóg mais est-ce que yéen a ngi def un travail préalable boo xamante ni avant affaire bi avant benn xew-xew yeeg yi nga xam ne ñooy xew ci internet bi di ngeen mën a di gën di sensibiliser ndaw yi. waaw xam nga affaire réseaux sociaux yi. parce que il faut que état bi organiser ko.
voilà ndax xale yi caagin dañu bëgg lu bon mais dañuy tàmm la ñuy gis. bitim réew di def ay roy dàq. parce que xam ne dara. mal ko séquestré c'est une violation de la loi, c'est un délit pénal. ñoom dañ ko gis ci sociaux yi ñuy dugg ak di ko gis. ñu demee noonu. je pense que pour implémenter. état bi dafa dooleel structure. benn bi muy inter bi nga xam ne c'est le gendarme de l'audiovisuel. ñoom ñu di góorgóorlu seet moyen beneen kuréel bi état bi dooleel waa IDP. bi nga xam ne ñoom ñu gis la violation de pour ñooñu def communication. di def ay mission sur la délicatesse de la manipulation que Sénégal li may ñu informé ci danger le droit à l'image de personne yooyu yëpp nag dañ ci war a yéen béy comme ça xale yi xam ñi ma gis vidéo ndaw ci ndaw ci am na solo monsieur Guèye te connexion bi xam naa ni moo ñu bàyyiwul ñu yeggale liñ bëgg a waxtaan yëpp ci émission bu am solo bi di wax ni tamit suñu opérateurs yi comme ni ñu koy waxee rek chaque jour dañuy gën di renforcer connexion internet bi ndaxte lii Mame Makhtar Guèye doon wax ci moom mi nga xam ne moo jiitee ONG Jamra bi fii ci Sénégal surtout taxawaay bi ñuy am ci genre situation yu mel nii fait yu mel nii li ko waral nag prétexte bi mooy coowal vidéo boobu ñuy partagé ci réseaux sociaux yi te mu jur fi coow ba démb police jàpp ne ñiy def vidéo boobu ndaxte dañu jàppoon ni ndaw si sax dañoo xasoon yegg ci moom ñenn ñi ñu ngi ko doon wax comme information mais nekk na lu nga xamante ne lu ñëpp di déplorer la. en tout cas moom la journal Libération xëyee tey si xëtam bu njëkk daal di nekk ne li nga xamante ne nii waxuñu ko woon et que bureau yi wax nañ ko mooy que ne ñoom après bi ñu defee vidéo bi jot nañoo egg si ndaw si maanaam jot nañ kaa violé. léegi nag loolu Libération moo ñu ko xamal mais Mamadou su ma continuer ci loolu rek xanaa di gën a fustiger li nga xamante ni moo di yenn commentaires yi ngay faral di gis parce que déjà ñu dugal vidéo noonu ormaluñu ku jigéen ki daal di tasaare vidéo am loolu déjà ñaaw na mais dañuy dugg ci biir réseaux sociaux bi ñu dugg ci biir réseaux sociaux tamit gis nañ ay réaction am na ñoo xamante ne nii ñaawlu nañ ko comme ñun nuñ ko ñaawlee mais am na tamit ñoo xamante ne nii li ñuy naan dañuy dégg tëgg rek foog na ne tas na am na si koo xamante ne nii nag benn commentaire boo xamante daf ñu si marqué nag ku jigéen la di wax si moroomu jigéenam naan elle l'a bien mérité daa fekk yow sàccuñu la ak dañ ko waroon violer rek mu xam yooyu dañ koy ñaawlu bu baax ndaxte bu yu ni mel amee ñu bañ di gaaw a wax ñu bañ di gaaw a commenter tant que amuñu information bu vrai information bu avérée yenn commentaires yi xam na ñun toujours dañuy sensibiliser ci vidéo yi ñuy partagé mais li ñuy lépp li ñuy wax ci internet bi mën nañ ko jàppee noonu du rek ci vidéo yi ñuy partagé wala dara même commentaires yi c'est parfois balaa ngaa bind dara ci internet actuellement wax chaque jour dañ koy wax na nekk lu nga xool bu baax ndaxte lii ndaw soosu wax du bugguma ci jaaraat mais nekk na loo xamante ne lu doy waar la surtout ci genre vidéo yi nga xamante ni day wër àddina te lépp la day wër ci internet bi dara wóoru ci donc lu ñu jóg ci di leen ko wax yéen suñu mbokku téléspectateurs yi internautes yi am nañ ci cas de figure parce que fii amoon na fi benn xale bu góor benn jamono bu fi defoon benn commentaire mooy coowal Demba Diop voilà ci commentaire bi lañ ko jëlee daal di ko tëj donc nit ñi tamit bu ñuy commentaire ci publication wala ci dara lu ñu xamante ne dañ ko teg ci internet bi nañu xam bu baax lu ñuy def parce que yoon mën na leen teg yoon mën na leen teg ay daan voilà nekk na situation yi nga xamante ne gis nañ ni actuellement moo lëmbee internet bi fii ci Sénégal vidéo bi nag depuis ci week-end bi sénégalais ñenn ñi ñu ngi koy partagé ñenn ñi di ñaawlu bu baax a baax ni nga xamante ne noonu la demee anam moo yooyu liñ ci jot comme information mooy ñi def ñaawteef yi police jàpp na leen démb xibaar yi ku ci nekk ñëwaat ci ba ñenn ñi nga jàpp ni presse classique bi mooy presse écrite beeg rajo yeeg yooyu ñëwaat nañ ci defaat ci joxe ci yeneen xibaar presse en ligne bi aussi desul ginnaaw ñoom ñëpp xibaar bi partagé nañ ko joxe ci yeneen indi ci yeneen ay leeral mu nekk lu am solo li nga xamante ni gis nañ ni depuis ci week-end bi moo lëmbee internet bi ci Sénégal waaye yemul foofu am na yeneen information yoo xamante ni gis nañ ni site internet yi ñëw nañ ci. effectivement gannaaw coow loolu am na si leeral.net moom mi ngi fësal
li nga xamante ne moo di affaire Cissé Lo parce que affaire Cissé Lo bu leen fàtte ne waxoon nañ leen fii li nga xamante ne moo fi xewoon saaga yi mu defoon kii di Yakham Mbaye léegi nag moom nag Yakham Mbaye daal dina ko porter plainte léegi bi ñu ko porter plainte ba léegi nag Moustapha Cissé Lo nee nañ gendarmerie ñu ngi koy wër donc depuis loolu nee nañu en tout cas site leeral point net moo ñu koy wax que ne Moustapha Cissé Lo dafa daal di muuma ci affaire bi daal di porter malade daal di ne moom dafa feebar mi ngi hôpital donc en tout cas nit ñaa ngi koy xaar fi nga xamante ne moo di gendarmerie pour répondre à la plainte bi nga xamante ne Yakham Mbaye moo ko déposé à son encontre. ay information yi ñuy partagé ci internet bi la ay information yu site d'information yu Sénégal yi nga xamante ni li gën a fës ci actualité la ñuy fësal saa su nekk wala bés bu nekk ñun télévision Futurs Médias ñuy partagé ndoog yéen téléspectateurs yi mais aussi yéen ñi nga xamante ni yéen suñu bokk internautes yi ñu daal di jël collecté dajale ay information yi nga xamante ni gis nañ ni wala jàpp nañ ni dina leen soxal ñu partagé ndoog yéen que bis bu jot saa yu waxtu wi jotee 13h30 li xew ci biir internet bi dañuy ñëw ak Facebook Twitter wala Instagram ak hashtag bi di sunu net gis ngeen ko mooy hashtag bi nga xamante ni li xew ci biir internet bi moo leen ko fi tegal yéen ñi nga xamante ni yéen téléspectateurs yi yéen internautes yi ngeen di joxe seen i message seen i vidéo surtout ngeen ñi partagé ndoog ñun li nga xamante ni moo xew ci biir internet bi bari na ci ay actualités yi nga xamante ni ñëw nañ ci site d'information yi mais aussi mairie am na yeneen actualités yi nga xamante ni tey tamit parfois da ngay gis ni internautes yi comme ni ñu koy waxee ay punchline la wala ñu génnee li nga xamante ni toujours day nekk lu am solo. waaw moom la ñu tuddee ñun fii image du jour donc image du jour bi dafay ñëwaat ci li nga xamante ne moo di coowal Oryx bi maanaam kooba gi donc ñu ñuy yëgal nekk nag Oryx bi nekkete moom mooy suñu emblème nu dërëm xam ngeen dërëm moom daa raar léegi dërëm dafa raar mais nekkete dërëm bi gis ngeen ko nii moom mooy kanamu Oryx bi donc ñun xamuñu ko woon depuis xale ñu ngi ko yor. mais lii ñu bari xamuñu ko woon. waaw ñu bari xamuñu ko woon donc lii baax na nit ñi di ko xam ku ci nekk di partager sa xam-xam. mais exactement ci lu am sens mais parfois sax ci ton bi nga xamante ni dafay ànd ak reetaanlu. mais dañ koy gis mais lii man peut-être mën nga gis ñun ñëpp gis nañ dërëm mais doo ci prêter attention. voilà exactement il a fallu que coowal Oryx bi am pour que ñun ñu xam ne que ne Oryx maanaam kooba gi moom bokk na ci suñu emblème mu franc CFA mu di dërëm. donc lii mooy image du jour bi nga xam dañ leen koy dégteel bis bu nekk fii ci li xew ci biir internet bi ca bu 13h30 jotee ñu nar a ñëw jukkil leen li xew ci biir internet bi gis nañ seeni réaction ci Facebook bi Twitter ak Instagram surtout ci Facebook bi ak live bi nga xam ne mi ngi jàll actuellement ci TFM mooy télévision Futurs Médias bari na ci ay réaction yi nga xam ne gis nañ seen encouragement wala ñeneen ñi nga xam ne da ngeen ñuy gën a dooleel ci seen émission bu bees bi ñu jagleel leen altine ba alxames man ak Merry Beye Diouf ñu ñëwaat ci actualité yi nga xam ne moo leen di gën a soxal ci internet bi bu ñu jógee ci loolu tey suñu waxtaan bu gën a yaatu dañ koy jagleel li nga xamante ne mooy LinkedIn Merry. waaw LinkedIn nag xam nga ne ñu bëri xam nañu LinkedIn daanaka mais est-ce que ñëpp xam nañ naka lañ koy utiliser parce que LinkedIn réseau social la comme ni Facebook nekkee réseau social comme ni Instagram wala Twitter nekkee réseau social mais attention réseau social professionnel la pour li nga xamante ne moo di déposer CV moo di utum liggéey. wala sax dama fàtte sama fiche LinkedIn voilà mais suba mi ngi noonu. donc loolu pour fësal li nga xamante ne nii yow say activité professionnelle la. su ko defee yeneen entrepreneur ñoom dinañ la mën a gis. mais Mamadou du ñëpp ñoo mën a utiliser LinkedIn xëy na sax du si ñàkk ci ay reportage dinañ si gën a ñëwaat mais tey dañu am suñu invité. mu tudd Amine Niang Lamine. lañ koy woowee consultant en marketing digital la moom dinañu daal di gindi si li nga xamante ne ni moo di LinkedIn avantage yi ak naka lañ koy utiliser. Est-ce que Amine mi ngi si ligne bi allo Amine. allo Merry. waaw na ngeen def Lamine na nga def ñu ngi lay nuyu di la dalal ci suñu émission bi nga xamante ne mooy li xew ci biir internet bi ñu am fierté tey di jokkoo ak yow ci li nga xamante ne moo di LinkedIn. waaw maa ngi leen di baax Merry maa ngi nuyu spectateur wu TFM yëpp waaw di leen déjà ci fekk ngeen xalaat ma pour dimbali nit ñi joxe sama avis tamit ci li ma xalaat ci LinkedIn et muy réseau professionnel boo xam ne. réseau social professionnel boo xam ne day aider pour enfin tous les professionnels ñuy wut liggéey wala ñu ko am aussi. léegi ñun dañu bëggoon xam rek yow en tant que consultant marketing digital xam nañ ne que ne li nga xamante ne moo di LinkedIn yow miin nga ko ñu bëggoon nga expliquer ñi nga xamante ne mooy suñu téléspectateurs yi lan mooy avantage utiliser LinkedIn ak tamit naka nga koy mën a utiliser ak aussi est-ce que yow ci sa expérience yow gis nga ci ñoo xamante ne nii trouver nañu liggéey grâce à LinkedIn parce que ñu bëri dañuy naan que ne ñu ngi ci réseau social bi waaye mënuñu see am liggéey.
Déjà il faut comprendre que LinkedIn réseau social la comme Facebook comme Instagram nga xam ne ñoom la nit ñi gën a miin fii ci Sénégal yaakaar naa. Maintenant il faut savoir juste que LinkedIn à la différence de Facebook parce que presque comme ni ma ko waxee réseau social la mën nga ci poster photo ak yëpp mais à la différence de Facebook LinkedIn dañ ko orienté pour les professionnels donc am na ay avantages yu bëri parce que mën na la permettre nga am ay opportunités xam ay yeneen liggéeykat ñu nekk sa domaine def aussi li ñu naan réseautage maanaam xam ay bëri ñoo xam ne mën nga am chance su travailler ak ñoom. et li ci gën a ëpp solo mooy da lay permettre nga am benn présence en ligne benn présence professionnelle. Facebook déjà ci boo seetloo léegi ñëpp Facebook la ñu am ku tapé sa trou morom sur Google sax y a de fortes chances nga trouver ko sur Facebook page Facebook am ngay trouver. Maintenant le LinkedIn day permettre nga mën a am benn page professionnelle ça veut dire loo xam ne da lay permettre benn présence en ligne professionnelle mu doon comme sa CV déjà boo xasee ba am LinkedIn ba éditer ko comme il faut. nit di ñëw day mel ni benn CV en ligne boo xam ne ni bu ko ubbee sa page il a toutes les informations yoo xam ne da la concerné donc partie boobu noonu rek nga xam ne da ngay gérer da ngay am une certaine image professionnelle booy relayer sur réseau social bi mën na tax nit ñi xàmme la xam la ci li ngay liggéey et mën bu ñu la soxlaa tamit ci wàllum liggéey mën la fekk foofu mën la fa contacter donc loolu mooy intérêt benn ba dafa mel da nga am loolu waaj wax de voilà xanaa laaj la ba xam na statistiques yi mën nañu am Sénégal ci LinkedIn ni ñu koy utiliser wala ñi nga xamante ni yéen ñi nga xamante seen xam-xam màcc na ci aussi mën ngeen xam à peu près ñaata jeunes sénégalais ñoo am liggéey grâce à LinkedIn. bon stades yi je les ai pas malheureusement mënu ma la waxee stade exactement mais li ñu mën a comprendre bu baax mooy que ni. recruteurs yu bëri léegi ñu ngi si biir LinkedIn. entreprise yi dañuy def seen annonce sur LinkedIn. beaucoup ci bëri. et que li ñu naan aussi ay recruteurs ñoo xam ne c'est des chasseurs de tête loolu la ñu leen woowee tamit dañu nekk si biir LinkedIn maanaam ñuy chercher les bons profils. et loolu mooy tax aussi importance bi nekk ci gérer sa image ci LinkedIn. maanaam éditer sa profil ça veut dire jël sa temps mettre une bonne photo boo xam ne une photo qui est plutôt professionnelle mettre un bon résumé de sa profil maanaam yow looy liggéey lan mooy sa qualification lan mooy ses compétences mettre en avant yow qu'est-ce que tu veux faire comme travail. li ñu naan ay mots-clés ngay utiliser par exemple bu fekkee ni ku mel ni Méribé nga xam ne elle est journaliste wala elle est expert en communication day fexe ba nga xam ne si titre am bu ñu chercher day am expert en communication de façon claire experte plutôt wala beneen qualification boo xam ne am na ko de façon claire sur son titre. et même aussi si résumé bi muy bind parce que LinkedIn sa profil LinkedIn boo koy édité plusieurs parties la am na benn partie boo xam ne résumé la da ngay wax yow loo bëgg yaay kan et lan mooy sa parcours de façon assez brève donc foofu da nga fay bind utiliser les mots clés yoo xam ne dafay bokk ak li ngay def après dafay am beneen partie boo xam ne day am say expérience professionnelle yi nga mës a jaar yëpp loo fa def ak beneen partie boo xam ne day joxe sa parcours académique maanaam fan nga jàngee lan nga jàng ak aussi certification yi nga def bu fekkee da nga defoon yeneen certification ak tamit yan compétence nga am ça veut dire bu fekkee graphiste nga mën nga tel logiciel bu fekkee logistique nga jàng waaw xam nga nu ñuy gérer supply chain et ainsi de suite loolu lépp il faut nga leeral ko léegi li ci baax mooy ñi nga xam ne mës nga am chance u liggéey ak ñoom mën nañoo ñëw foofu daan ne kii de liggéey naa ak moom compétence bi wan na ma ko bii wan na ma ko loolu ay recommandation leen recommandation yi nag plus muy bëri plus sa profil di gën a mettre en avant nit ñi di la gën a xàmmee ci domaine yooyu noonu et que du coup un recruteur wala benn entreprise bi chercher benn profil bu fekkee profil bu muy chercher dafa ndóog sa bos wala ndóog compétence yooyu nga xam ne nit ñi xamee woon nañ la ko yow lay njëkk a daj ci sa profil bokk na ci profil yi muy njëkk a gis loolu mooy njariñ en fait jërëjëf Amine gis nañ ne leeral gi nga leeral ñenn ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi wala ñi ci utiliser lu ci bari LinkedIn ndaxte ñi ci bari tamit comprendre que xam nañ ni réseau social la mais surtout côté professionnel bi ñu gën koo utiliser comme ni nga ko waxee exemple yi nga joxe baax na mais surtout aussi kii bi nga joxe xam-xam bi nga xamante ni aussi wax nga ko surtout ni ñu utiliser lii di LinkedIn nekk na lu am solo je pense bien Merry am nga beneen question boo xam mën nañ ko tëjee. waaw non defe naa daanaka wax na lépp xanaa rek di wax ñi nga xam di ko laaj
pour mu wax ñi nga xamante ne mooy suñu téléspectateurs yi naka la ñuy sécuriser li nga xamante ne moo di seen compte LinkedIn parce que depuis démb jóguñu ci di ci wax piratage dafa am espionnage dafa am te comme réseau professionnel la te que léegi recruteur yëpp ñi nga xamante ne ñooy faral di recruter nit ñi ñu ngi dem foofu xanaa rek Amine nga baaxee ñu quelques conseils ñu daal di tëjee entretien bi ak loolu. waaw merci beaucoup ci Merry avant boobu tamit dama doon soññaat tuuti rek ci jeunes yi parce que comme ni on sait que tous que Sénégal enfin dëkk bi métti na et que ñun ñëpp ñu ngi ci wutum xaalis ñii di ut xëy faut que aussi que ñu partager avec suñu rakk yi ak suñu mag yi ak suñu mbokk yi pour ñu gën a mën a utiliser réseau social parce que opportunité lay créer. Donc je dis ma ajouté juste rek koo xam ne ni tu es dans un ni ñu koy waxeeti dans un milieu de travail dans un secteur fexeel bay créer du contenu dans ton secteur bu fekkee par exemple graphiste nga wala logisticien comme ni ma ko joxee woon 5 exemples yi. del fax di écrire ay articles wala di créer ay contenu di ko mettre sur LinkedIn di wane ni mën nga lii parce que day permettre nit ñi bu ñu rechercher encore tu ressors mieux et que ñu mën la retrouver. Pour partie sécurité bi à chaque fois bon. Sécurité classique mooy tàmm di changer moom la ñëpp di wax tu liras partout mooy tàmm di changer son mot de passe. boo amee un compte LinkedIn am un mot de passe il faut prendre même ci réseaux sociaux yëpp la loolu. di jël temps di changer souvent le mot de passe. il faut changer le plus souvent possible. Après aussi am na ay petites logiciels yu ko mel ni ay Google Authentication. boo ko rechercher sur Play Store di nga ko gis yu permettre nga xam ne day tax day am double authentification boo dugalee sa mot de passe pare. da lay envoyer benn code sa téléphone. ne la pour nga xool ko dugalaat nga xam ne loolu ñaari yoon ngay def authentification bi da ngay dugal mot de passe dugalaat code bi. donc ku yorul sa téléphone connecté wu am sa mot de passe ñaar yëpp. du mën a dugg sa LinkedIn. jërëjëf loolu vérification sur 2 étapes. jërëjëf Amine. rafetlu nañu bu baax waxtaan bi dinañ la contacter waat ci yeneen xalaat wala yeneen idées yi nga xam ne gis nañ ni war nga ci ñëw partager ndoog ñun mais surtout ak téléspectateurs yi mais surtout aussi ndaw ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre ci réseaux sociaux yi merci beaucoup ba beneen dinañ la jéem a woowaat ci yeneen sujets yi nga xam ne gis nañ ni war nañ ci mën a ñëwaat bu baax a baax. incha allah jërëjëf. waaw. wax nga ko suñu image yi dañ koy mën a xoolaat bu baax ci réseaux sociaux yi ci réseau social bu mel ne LinkedIn Amine Niang gi nga xam ne xam-xamam màcc na ci ñëw na ci am ci taxawaay bu am solo ak explication yi nga xam ne joxe na ci yéen internautes yi yéen ñi nga xam ne yéen ñuy suivre képp ki nga xamante ni gis nañ ni am nga liggéey grâce à LinkedIn mën nga def sa benn témoignage bu ndaw ngeen envoyé ñu ko mais surtout ak sunu hashtag bi di sunu net wala nga def ci boole ci TFM sunu net wala ngeen envoyé ñu seeni message ci sunu Facebook Twitter wala Instagram bu TFM wala bu groupe Futurs Médias message yëpp nañ ko jot ñun dinañ fexe envoyé wala partagé ndoo ak yéen wala yéen internautes yi mais surtout suñu mbokk téléspectateurs yi seen xalaat ak surtout seen message yi nga xam ne envoyé ngeen ñu ko ñu fas yéene ko partagé ndoo ak yéen mais je pense bien loolu nekk na lu am solo seeni message yi dina nekk lu am solo benn vidéo sax yow am nga liggéey grâce à Facebook am nga liggéey grâce à Twitter wala am nga liggéey grâce à LinkedIn je pense que témoignage yooyu dina am solo lool pour ñu partager ko. waaw témoignage yooyu dina am solo te loolu sax daf ñuy permettre ñun ñu revenir si li nga xamante ne moo di LinkedIn ak impact bu muy am fii au Sénégal. Donc comme ni ko Mamadou Ndiaye waxee bu dee yéen vous avez trouvé votre travail wala sax segam am ngeen entretien grâce à LinkedIn ngeen daal di ñu ko yónnee mu si sunu web sunu net @gfm.sn ou bien ngeen joindre ñu si suñuy page Facebook wala sax bi nga xamante ne mooy page u TFM. mi ngi noonu seeni réaction ci réseaux sociaux yi dañ koy jot bari na ci aussi ay sénégalais yuy réagir actuellement gis nañ seeni message yéen a ngi koy gis noonu au bas de l'écran toujours seeni message yi ci Facebook Twitter wala Instagram ñi ngi jot lépp incha allah dinañ am temps lire seeni message en direct mais bu ñu jógee ci LinkedIn solo yi nga xam ne am na ko surtout ak ndaw ñi nga xamante ne ñoo nekk ci wutum liggéey moo tax dañu jóg ci di leen conseiller ngeen xool bu baax seeni image ci réseaux sociaux yi lépp loolu ni bind wala ngeen koy wax wala ngeen dugal comme photo na nekk li nga xamante ni ngeen xam ne ëllëg tamit lu mat a bàyyi xel la te dara du effacé wu ci internet te loolu nekk na lu am solo bari na ci aussi ay ndaw ñi nga xam ne ay sénégalais lañu ñuy nekk actuellement di def ay initiative yu am solo gis nañ médias étrangers yi sax di ko partagé di ci mel ne initiative bi nga xam ne moom Clean My Beach mais mu nekk initiative bu ay sénégalais créé mu nekk lu am solo loo xam ne gis nañ ni sénégalais yi ñu ngi ci tamit. waaw Clean My Beach nag benn jeu vidéo la boo xamante ne c'est sénégalais fait par des sénégalais ku tudd Kayfo moo ko defa donc c'est à télécharger si seen téléphone te li tax ñu créer
li nga xamante ne moo di jeu boobu di Clean My Beach c'est pour sensibiliser tous les jeunes pour li nga xamante ne mooy la question de l'environnement gisoon nañ fi daaw ko ne TFM indi woon na fi benn émission bu tudd question d'environnement toujours ci sensibilisation environnement bi la bi yoon li ñu leen di indil mooy ñu ngi leen di wan ne que ne suñu ndaw yi tamit nekkuñu rek ci réseaux sociaux yi di def naka sudul noonu waaye bu ñu defee initiative boo xamante ne tamit baax na ñu wane ko ba ñeneen di ko fësal à l'étranger ñun tamit dañ koy fësal fii donc mu di jeu vidéo ñëpp a xam nañ ne que jeunes yi dañu bëgg jeu vidéo Twitter bi jël na ko Facebook bi jël na ko jeunes yu bëri ñu ngi koy jàpp di ko utiliser te loolu daf lay permettre nga jàngale si li nga xamante ne ni moo di comment protéger son environnement surtout li nga xamante ne moo di plage yi ak océan yi nga xamante ne ñoo nekk biir Dakar. La protection de l'environnement elle est importante surtout pour la nouvelle génération ndaw ñi surtout jeux vidéo da leen soxal actuellement nii ak internet bi ñii daal di créer li nga xamante mooy Clean My Beach maanaam xool ni ñuy setalee seen plage yeeg ak li nga xamante ni dinañ ci gën a sensibiliser ndaw ñi ñu gën a respecter li nga xamante ni mooy environnement bi surtout ci période yi ak avenir ëllëg ndaw ñi nga xamante ni moom ñoom la ñu war a bàyyil environnement bi suba te loolu nekk na lu am solo ay sénégalais créer seen jeu vidéo bi comme mairie nu mu ko expliquer nekk na lu am solo en tout cas di gën a encourager ndaw ñi di gën a encourager ñi nga xamante ni aussi ñoo nekk ci mbirum internet di xam ni toujours internet géej la te war nañ ci mën a def lu am solo toujours lu am solo loolu dina mën a jariñ ñeneen ak ñeneen nekk na lu am solo li nga xamante ni gis nañ ni tamit dañuy wax toujours ci côté yu négatif yi di sensibiliser mais tamit bari na ci ay sénégalais yi nga xam ñi ngi créer ay application ay jeux vidéo loo xamante ni toujours ci internet moo tax ñu koy créer te day nekk toujours lu am solo. duñ si dëkk ñoom tamit ñu ngi bay seen waar si li nga xamante ne moo di côté digital bi. di créer ay application yoo xamante ne ndaw yi dinañ ko mën a utiliser parce que ñëpp xam nañ ne que léegi comme ni nga ko waxee jeunes yi ñu ngi si biir technologie bi ñu ngi si digital bi donc axe boobu la ñu mën a jaar pour les amener plutôt à apprendre par le jeu vidéo parce que ñoom ñëpp dañu accro li nga xamante ne moo di jeu vidéo ak internet donc foofu actuellement foofu rek la ñu mën a jaar pour li nga xamante ne moo di jàngal leen ñaax leen pour avenir de demain parce que ñun tey suñu wàll xëy na ñu ngi koy bay waaye wees na waaye ëllëg ñoom la. donc lu am solo la internet tamit lu reetaanlu daf ci am ak application bi di TikTok gis nañu sénégalais yu ci nekk mi ngi ci wala ndaw ñu ci nekk ñu ngi jéem a fexe di xool lu neex lu reetaanlu lu nekk ci biir TikTok bi bari na ci keroog ñëw nañ ci indi ci gëstu bu yaatu li xew ci TikTok bi semaine bii nag dafa am benn affaire bi nga xam ne moom lañ jël gis nañ ni depuis bi émission wëndeelu bi daw fii ci télévision Futurs Médias présenté par Pape Cheikh Diallo gis nañ ni sénégalais yi ci nekk mooy li nga xamante ni diñ ko ciy def ci TikTok bi je pense bien mën nañ leen ko proposer après ñu ñëwaat. defee point rek mooy tëj na. virgule may ko mu ñëw pareegul. ouvrez les guillemets wax ju rëy jaa ngi bëgg a jóg. on ferme les guillemets ay la ma bëgg a xabaar. point d'exclamation très d'union très d'union bu nu laale. mais lépp gi ci mais est-ce que intelligence ñoo nga xam géwél tam defee point rek mooy tëj na virgule may ko mu ñëw pareegul ouvrez les extrait artiste bi di Sodo Bousso gis nañ ni xale yi jël nañ ko ci TikTok bi surtout passage bi nga xamante ne day ñëwaat ci mel ni ku ñuy jàngalaat ponctuation mais mu koy defee à sa manière mu nekk lu nga xamante ne gis nañu xale yi jël nañ ko ci TikTok bi. waaw ñëpp xam nañ ne moom elle parle avec élégance et éloquence looloo tax nag affaire bi daal di marqué nit ñi. donc vidéo bi c'est devenu viral. donc nit ñi commencé tamit di ko challenge nii la challenge di xewee. c'est-à-dire benn vidéo la ñuy jël rek ci benn émission wala ci benn affaire bu xew ñu daal di ko jël def ko challenge ku ci nekk di ci def di ci bay sa waar. et puis dañ ko traduire en anglais gis naa ni ki ko TikTok noonu daf ko traduire parce que li mu si wax dafa am solo. li mu si wax dafa am solo voilà daal di interpeller waat nit ñi. looloo tax xam nga nit ki boo defee lu am solo nit ñi dañ koy jàpp di ko jëlaat mais surtout ak ni mu doon waxee. ak prestance bi mu doon waxee dafa marqué aussi nit ñi ba ñu daal di ko jël def ko challenge TikTok donc xanaa ñu seetaan vidéo bi TikTok bi beneen vidéo bi yeneen nationalité sax ñoo koy TikTok. exactement ñu seetaan vidéo bi daal di ñëwaat. yow tam tubaab a gën a géwél yow tam defee point rek mooy tëj na virgule may ko mu ñëw pareegul ouvrez les guillemets wax ju rëy jaa ngi bëgg a jóg on ferme les guillemets ay la ma bëgg a xabaar point d'exclamation très d'union très d'union bu nu laale.
voilà mu nekk vidéo Soda Bousso émission wëndeelu di daw fii ci télévision Futur Média tous les jeudis à partir de 21h ki koy présenté di Pape Cheikh Diallo gis nañ ni vidéo challenge bi xale yi jël mooy passage yu Soda Bousso artiste bi nga xamante ni sénégalais yëpp ko bëgg en tout cas nekk na li nga xamante ni mooy lëmbee TikTok bi di leen jox dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi Merry maa ngi lay gërëm di la jox ni di nga tàggoo ba suba incha allah nga ñëw ci yeneen. ay ca kon ba suba Mamadou Ndiaye di wax suñu téléspectateurs yi rendez-vous demain à partir de 13h30 pour encore li xew ci biir internet bi moo xam ci site yi moo xam ci réseaux sociaux yi Facebook Instagram Twitter fépp la ñuy dugg ñun daal di génnee yëpp lokkati yëpp daal di leen ko tegal fii daal di leen bégal lépp ciy bégal leen rek donc rendez-vous demain. bu leen fàtte di ñu suivre ci Facebook Twitter wala Instagram surtout ci Twitter ak hashtag bi di sununet wala ngeen envoyé message ci sununet@gfm.sn seeni vidéo seeni commentaire yëpp dañ koy jot ñu partagé ndoko ak yéen di leen jox dig daje ba suba ci beneen numéro lu xew ci biir internet.